asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum soppe yeeg xarit yi asalaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi noo ngi lay nuyu di la ziar bu wér a wér di la dalal ak jàmm ci sa télévision Futur Média ànd ak bànneex ak kontante nu nu koy baaxoo di defee tradition la ci biir wareef bu nu xëyee daanu nuyu sunu président directeur général ak njaboot gi yépp di leen sargal bu baax a baax tey ñaan yàlla mi dara teewul mu yokkal leen seen jàmm macha allah boobu jàmm mu wéyala ko ci biir dëkk bi ñu nuyu itam ña nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine kilifa aada noo ngi sàkku ci ñoom ñaan di leen nuyu di leen ziyaar te di leen ñaanal yàlla yaa rabbi yal na leen wéral yal na leen yàggal lool macha allah ci jàmm ak salaam ci kanamu njaboot gi ba tey ñu daal di dugg ci dëkk bi ndax maison d'arrêt yi dañ caa bokk ñu ngee ñaan yàlla mi nga xam ne mooy dogal mu dogal fa jàmm ñu ngee ñaan yàlla bu nu jógee foofu nu nekk te caabi fete leen gannaaw yàlla def ci lépp loo xam ne dañ ko laal mu def ci barke yàlla na loolu wéy ba tey dugg ci biir hôpitaux yi dispensaires yi ak cliniques yi noo ngi leen di ndokkeel di leen seet bu baax a baax tey ñaan yàlla mu wéral leen ñi nga xam ne ñoo leen gunge itam yàlla defal leen jàmm ñi fay xëy si di docteur yeeg médecin yeeg aide yi yàlla wàccee ci ñoom itam jàmm ndax nit dafa soxla ku ko jàppale dañu koy wax toujours ndéem da ngay dox sa soxla sax soxla ay darmaan bëgg nu jàppale la sàkkatuma la ak nga tëdd mënaloo sa bopp dara jamono bu nit nekkee ci bànneex am na keneen ku nekk ci tiis ñu ngee ñaan yaa rabbi képp ku nekk ci tiis yal na soppi boobu jamono yal na la indil jamono yu dàq ndax moom mooy dogal dafa lay indil naqar léegi saay mu indil la bànneex léegi saay mu indi bànneex léegi saay mu indi naqar te ñun dañuy nangu donc ñu daal dee ñaanal ñi nga xam ne ñooñu la leen doon àndal tey mu dogal itam ci ñoom lu ko neex ñu ngi tëdd sore nu lool waaye jege ñu lool macha allah waaye dawdu yi ñu ngee ñaan yàlla mu yërëm leen atte leen ci njéggalam ak yërmandem mën na ko yàlla na leen ko defal ñu ngee ñaan yàlla def jàmm ci biir Sénégal ñuy nuyu suñu kilifa gu mag gu tedd gi di ko sopp lool sopp njabootam yépp maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum noo ngi koy ziar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér noonu la ñuy ziaree kilifa diine yépp bu baax a baax a baax amaan na doon lim sax dafay bare lool te sore te temps du ko maye waaye dugg nañu Touba dugg nañu Thiénaba dem nañu Ndiassane dem nañu Cambérène fàttewuñu fenn Tiwaawoon nag ñëpp a ngi ci biir ñoo ngi leen di nuyu macha allah Saalum Saalum yi fàttewuñu leen ñu ngi nuyu bu baax a baax Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké maam nu ngi lay ziar di la sopp noonu la ñuy demee kër Thierno Mountaga ñu ngi nuyu ñëpp ci njekk ak teraanga di ñaan yàlla yàlla nañ fi yàgg di bëggante ci jàmm di kontaan nag ci équipe bu wareef bu baax a baax a baax a baax nuyu ndey yi ñu ngi leen di nuyu yaa joor ñu ngi koy nuyu mère Assou Diarra mère Assou Seck ñëpp fàttewuñu kenn macha allah ñu ngeen nuyu ñëpp maire Ndoye fàttewuñu ko itam di wax bismillah inspecteur Ndoye Bane mu kan Ndoye Bane moom Cheikh Bass waaw moom Cheikh Abdoul Khadr macha allah waaw maanaam martaba gi yokku na waaw soxna Mami Linguère na nga doon defee ko waaye balaa maa dikk ci pa pire sañu xoor ñu soogaa dem suñu invité moom rek ci pa waaw jekk rob bu nuyu naa la bu ma yëgoon damaa rob bu nii sax ñu ngi lay nuyu Diop madame Diop ñu ngi lay nuyu waa kër ci doon tay vermesel rek ma génn àbb leen ko xalaas doon nañu daan doore man yaa ma neex Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag leen son Mandela tëpp koy jaloon amiin yaa rabbal di ziar booleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal itam nag suñu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mu yàgg fi lool te wér dama naan maam mi ci ruq bi te jàmmi réew mi rek ko bàyyi ci ruq bi maam yàgg fi loo fi yàgg doyul waaye di ziar itam mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak axlu Mbàkke gi yépp ñu ngi leen di ziar nag ziar bi nag dañ koy jëmale ci ku xewle ku nekk rek di ziar ko mbooleem ku nekk Abidjan tey waajal màggalug basam ga jaar ko fi Serigne Touba jaaroon ña ngi leen di ziar waaye di ziar itam waa kër Serigne Modou Boussa Dieng ci li ñuy waajal ñoom it di nuyu nag sunu maam Camara ji Anta Boy yaaxa jàlloxo yi dellu seeti na nuyul ma yaay Dégéen yaay Nafi ak mama Kinushka di ziar yaay Astou Diarra mère Ndoye ak Marie Bane sama soxna saak yaay Astou Seck ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar xam nga nag teraanga dafa neex te comme man itam dama boot ay jigéen yoo xam ne ñenn ñi dañuy ñëw di soxla te wareef lañ ci yaakaar kon ku ma ca jàppale muy Moustapha Diop mi gën ci jigéen ñi kooku dama naan moom ministre boobu su fi amul woon yaakaar naa jigéen ñëpp dinañ sonn mu ne ma nag ni jigéen ñëpp ñëw daje nga jox leen ñoom ñëpp ay ticket ñu dem jëndi pour mën a dem defi mammographie yeeg dem defi dépistage yi kon daal yow Diop loo fi yàgg doyul
nanu yokk say daraja nag ndax dina arrangé jigéen ñi boot sama ginnaaw gis nga yenn yi bu daraja yokkuwul sax yokku na ci kanam suñu borom wallaahi ndax moom gis na et il signe tout waa dinañu nu bàyyi la nga nuyoo balaa maa dikk ci doomu Ndar bu mag bi noonu laa koy tooñee wax dëgg la ñu ngi lay nuyu di nuyu mameek maamam li mu wax ci frère am boobu dëgg ma di la xamal ne ñun namuñu la woon non waaw namuñu la woon daal man maay seen paracetamol waaw loolu de dëgg la waaw man maa leen xalaas man maay seen paracetamol jeex na kon on accepte di ziar tamit baara mi nga xam ne moom fi wutu woon di ko sant di ko gërëm bu baax a baax di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di leen ñaan ñu yàgg fa loolu te wér di ci jiital sama sëriñ ma nag Cheikh Bass Abdou Khadre di ko ñaan waaw sunu sëriñ di ko ñaan mu yàgg fa loolu te wér li lépp lu mu ñaan ca màggal ga yàlla na ko yàlla wasaare ci àdduna bi yëpp dëgg yàlla ku baax la di ziar tamit soxnaam yooyu di maam Faati Mbàkke mu sëriñ Modou Boussa Dieng mbubb mii ma sol avant màggal gi la mu ko yónnee moom maam Faati Mbàkke waaw ma yóbbu ko Sénégal broderie ñu ñawal ma ko ba mu saf dëgg la moom maa ngi koy ziar bu baax a baax Modou Fall signé ko waaw soxna sama sëriñ ba la dëgg la ak soxna Wali Kebe moom it nga xam ni moom ca dal ga ca yaru ga ak soxna Mbooj Mbàkke ñaan ñetti soxna yooyu yëpp wax dëgg yàlla samay sëriñ lañ maa ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi loolu te wér yàlla na leen yàlla bàyyi ak sama sëriñ bi lépp luñ fa ñaan Touba yàlla na ko yàlla nangu amiin yaa rabbal aalamiin amuñu lu dul sëriñ Touba ak Cheikh Bass man bu baax amuñu lu dul ñoom màggal gii di ñëw nag dana la yóbbu bu soobee yàlla ñoom nee na naa la indaale baax na danaa ñëw soxna Mbooj nee na naa la indaale moo la lay doon ci man ma di dem yàlla xam na ko doomu Ndar bu mag bi nu ngi kaa nuyu noonu ngeen koy waxee de ñu ngi lay dalal ak jàmm maître Pape Jean Seye bàyyi la ak askan wi nga nuyoo nuyu mbokki téléspectateurs yi bu baax waaw maa ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi di nuyu Eva di nuyu Mami te Ndoye Bane leen wax ni danaa leen di faral di suivre nag lu bare avant may xëy et que di ñaan yàlla émission bi yàlla gën ko jëmale kanam di nuyu sama am di jàmb yeeg sama xarit yëpp particulièrement waa Ndar yi nga maa ngi nuyu seen ndax dégg nañ ne yow weekend da ngay ñibbi Ndar waaw man moom Ndar moom par force moom Ndar moom pratiquement maa ngi Ndar moom c'est une longue histoire ndeysaan macha allah nee naa moo tax dëkk neex na ci waa dëkk ba njëkk koo bëgg wallaay ñoom doomi Ndar boo nee nii rek Ndar mooy seen France namuñu yoonu France namuñu États-Unis du dëgg la effectivement mooy seen France léegi saay bu ma demee ne sunu maam Feder bi ñu nan la salaamaaleykum waa maam Kumba Bang waaye nag waa Ndar itam tey ñu ngi leen di beral nuyoo di leen nuyu di leen fóon ajaratu Ami Sey Fall noo ngi koy nuyu bu baax a baax Umu Jaaña nga Umu Jaaña nga France ñu ngi koy nuyu bu baax mbokk yi dañuy daal di dikk rek ci mbir mi xam ngeen ko ñu ngi ko doon waxtaanee ñu ngi waxtaanee wàllu ndono héritage ñii ne séddale la ñii ne nii la noo defee ànd ak lu mënti am sunu borom moom dogal na ca lam cay dogal ba noppi waaye xam ngeen doomu aadama yi danoo mel nu nu mel jamono dafay dox léegi saay muy dox nag ñu bëgg cee indi ay coppite waaye yàlla mbiram du ko sensé na mu ko tegalee rek la ko tegee ñun lay neex ñu dugal ca loxo ndax lu yàlla àtte ba noppi mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ne loolu frankulaayu na leneen lu ci am rek ñun ñoo ci dugal suñu ay convenance ne nii lay doxee dafay baax itam boo dee waxtaan nga woo ñi habilité à en parler nu waxtaan ci gën a yee doomu aadama yi gën a waxtaan ak ñoom ba nga xam ne ku am problème dootul nekk problème kon da ngeen di toog rek teg ndekki yéen a ngi ci biir bureau yi xam naa ko bu PDG di ñëw na ngeen pousse plate yi teg ne daa dee sëgg ci yëf yi waaye bu demee ngeen jàkkaarloog waaye du def lu dul yee leen ñi feebar itam nekk ci kër yi wér leen dal leen ak jàmm bisimila leen ci seen émission Soxna Mamy Linguère waaw invité nañ la invité lu ñu réeroon dinañu mën a feeñ bu baax a baax ñu leerlu ndax xam nga fi mu toll nii ndeysaanam yaay nit a gëne la ji ca miraas da ca xëccoo te amu ci juróomi dërëm bañ nar caa toj boppam waaw xëy na moom bu waxee ak moom dina bàyyi la mu ca wax nga dëgg ndaxte man nag li may wax ma ne man lii kii Mbaye Gueye Faye doon wax Youssou lu guddi gi gën a dem rek mbir mi di gën a tàng di gën a neex akay dëgg mais dama gis lu tem bi di gën a dem ngay gën a dégg yu ub sa bopp yow tout à fait ndaxte ndekete yoo te miraas moom lu nekk nit ñaa ngi ko ciy def lu nekk nit ñaa ngi ko ciy xalaate démb baara daf fi junj benn affaire ñu waxaat ma ko ci guddi gi mu jaaxal ma trop mooy que nit ki dénk la alalam dénk la njabootam nga bàyyi ba mu dëddu nga ñëw ne daf maa tayle woon li mu yor lépp wala dama ko lebaloon xaalis boo xam ne faaw ngeen fay ma nga dajale miraas ma yëpp yóbbu bàyyi jirémee ñu sëngeem leneen nag leneen li ciy xew daal bari na mais nag bi ci gën a garaaw mooy ki nga xam ne day sëy ci kër ba jëkkëram dëddu mu yàgg fa lool te amu fa doom ndaxte kooku itam tegu ko boppam kuy may sa bopp yaay jël la gën yàlla moo koy may doom yàlla moo koy xañ kooku su demee noonu nañ ko sóoraale donte nag charte boo gis bu nekk am na ca lu ca yoon wax waaye nañu ko wormaal ndax bu sa ñoon jur doom doonu na ñëpp jërëjëf Linguère na nga duggee rafet na inspecteur
xam naa ne ñun suñuy antenne da nga ko branché woo rek xam li fi xew yëpp ba jot a xam fi ñu yem. kon yow mi may woo 2 heures du matin nag daan ma c'est-à-dire. dëgg la de. moo xuloo ca yow ba crédit ba jeex. mais xam ngeen xuloowu 2 heures du matin. la ma defal keroog am fu ma loge bu ma bëgg a dugal mais il est dangereux. àggalin il est dangereux. en tout cas daal li ma foofu position ba ma ci amoon laa lay wax rek toujours. mirage mi soo gisee mu mel ni làmb ju tas ci réew mi. kër goo dem famille boo dem fi mu nii moom moo fay góom ba fa ne. ñàkk a doyloo suñu borom la ñàkk su fekkee ci wàllum jullit la. dëgg la waal ñàkk a doyloo li ñu lislaam wax. li la sunu li la nabi wax. li la nabi sant loolu daal ñàkk a doyloo soo ko su ci ñëpp jaaroon. coow di jib. waaye ginnaaw jaaroon ñi ci nag. mooy waral ñu ci boole lu ci bokkul. dëgg la ku ci nekk dañoo dudd. ñii dañoo duddoo ci xeet gii ñii juddoo ci xeet gii xeet gu ci nekk nag am na fu la teg fu leen tënk ni leen fii ngeen di jaar problème bu am fii ngeen di jaar bi ma ci gën a maîtriser mooy diine l'islam ji jën ñi su nit kilifa faatoo bàyyi alal nañ woo ab miraas kat ab imam wala ab sëriñ ku maandu ku ragal yàlla mu def miraas bi coow du jëpp am na ñuy miraas te coow du jëpp waaw wax dëgg yàlla benn amul benn problème mais la ma waxoon ni la soo juddoo woo imam wala ustaas wala sa sëriñ mu ngénte wala sooy takki mu nga yónni ko payi sol ay masin yu baax comme bii ma sol bu rafet bii dem ca jumaa ja ñaanali la soxna ngay ngénte payi ñëwaat solaat ay masin yu baax yor kurus yi rafet yor kaamil alxuraan tuddal la faatu jot payi sol yu woyof ñëw jullee la ñaanal yàlla pour suñu borom yërëm la ñetti fan paa yi ñëwaat wàcceel lay kaamil ak la ca topp yépp daal juróom benn fan paa yi ñëwaat ñaanal la ci gàttal waaye boo noppee waaw soo noppee nag ñu gis ne kii ni doon ñaanal fan yi yëpp de ay milliards la ba léegi ñu woo paa yow yéen daan woo pour tudd gaag yooyu duñ leen woo de leen fay bàyyi dem tribunal man nag damay daal di ne maître Jean salaamaaleykum fi Ndoye Bane yem daal foofu laa lay duggalee question baa ngoog waaw xam nga affaire ndono dafa nekk affaire famille sa boo xoolee lépp lu touché si affaire famille dafay nekk lu sensible dëgg la que mu nekk sëy que mu nekk tas que mu nekk ndono akay dëgg moo tax gis nga bi ñuy defar code de la famille code de la famille 1961 lañ ko commencé travaux yi bi ngi jeex 1972 yàgg 72 il a fallu 12 ans pour ñu def code bi parce que tellement lépp lu jëm si famille dafa nekk lu sensible surtout dëkk bi nga xamee ni ki dafa mel ne Sénégal am na ñi nga xamee ni ki ay jullit lañu plus de 90% de la population am na ñu nekkul jullit nan la ñuy créer benn droit bi nga xamee ni ki Sénégalais yëpp daanu retrouver wu si biir droit boobu loolu moo nekkoon souci législatif maanaam mu nekk droit commun mu nekk un droit bi nga xamee ni ki catholique yi daan si gis seen bopp jullit yi daan si gis seen bopp loolu moo taxoon code bi biñ koy defar code bi yàgg bu ma déggee ñi naan tribunal mosu leen gis ndono bu doxal tànkam dem tribunal bu demee tribunal ay doomu aadama ñoo ko fa yóbbu sëy bu tas aussi mosu leen gis sëy bu doxal tànkam dem tribunal ay doomu aadama moo ko fa yóbbu donc tribunal bu intervenir dafay fekk ñaari aspect la soit nit ñi d'accord nañu si ndono li ni ñun kat waajur bi génn na nii at ñii la ñu décider doxale succession bi d'accord nañ si tënk nañ ko si kayit ñëw ni buur yow sa bopp comme yaa fi nekkal buur ni juge bi dañu bëgg nga homologuer nu sunu accord kooku loolu lañu tuddee partage amiable dafay am tribunal am na ñi nga xamee ni kii dañuy ñëw ak seen protocole imam bi defar ko ñu defar kayit yi ni kër gi famille bii ñoo koy jël beneen kër gi beneen famille bee koy jël ku mag yi mooy jël lii trouver ay accord seen biir ba nga xamee ni kii réglé nañu seen succession ba mu ni rek ñëw ni juge bi homologué boo gisee ñuy wax juge bi homologué ko parce que il faut que mu nekk un document officiel parce que juge bi aussi il faut que mu contrôler est-ce que succession bi ni ñu ko doxalee tegu na si yoon wala teguwul si yoon déjà xool est-ce que am na ki nga xamee ni ki dañ ko léser wala léser wul ko comme li ma mi doon expliquer léegi donc bu juge bi vérifier ba gis ni kayit bi nga xamee ni ki nit ñi tënk nañ ko lépp méngoog na ak yoon juge bi daf koy homologue su ko defee ñoom ñu jël seen papier ku moom sa kër jël papier boobu yóbbu impôt et domaine ñu mutuelle la sa kër donc moom mooy jox un aspect officiel loolu la ñu trouvé loolu la ñuy wooyee un partage amiable. d'accord kooku ku mu neex ngeen toog woo imam beeg lépp kooku yoon terewu ko. yoon terewu ko au contraire boobu sax moo gën a gaaw parce que da ngeen di arranger juge bi du ngeen fa nekk di xëccoo. d'accord am na beneen boo xam ne ñun dafa nuy jaaxal. ndax di nga dégg ku ne sam papa nelaw na 20 ans kenn miraasu ko. waaw xam nga boo gisee loolu mooy indivision. d'accord
xam nga miraas ñun jullit yi ñoo naan nit bu dee pour mu taali il faut que ñu miraas ko. waaw mais héritiers yi mun nañ toog gis ni bon amul problème kër gi kër gu mag la nan fa bàyyi ñu amul doole dëkk fa et cetera et cetera ñu bàyyi situation bi noonu. kooku buur aussi terewu ko buur daf ko tuddee indivision. indivision boo ko déggee moo di kii génn na àddina am na alal bu mu fi bàyyi wante alal boobu kenn séddalewu ko. d'accord dañ ko bàyyi noonu. loolu mooy indivision. indivision nag mun na durer autant de temps que ñi nga xamee ni ki ñoo moom mbir yi dañ ko bëgg a bàyyi mais kenn mënul forcer nit ki mu demeurer dans l'indivision moom la naan nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. héritier bu mu neex nga yeewu suba dem tribunal ni man dama bëgg ñu jox ma sama wàll. bu ngeen dee fukk. waaw même bu ngeen dee fukk kenn bu ko neexee mu ni man jox leen sama wàll. léegi juróom-ñeent yi bu leen neexee ñu xayma wàllam jox ko teggil ko mu dem yoonam ñoom ñu toog de seen indivision. donc yooyu yëpp c'est des systèmes. mais loolu du miraas loolu séddoo la de. mais xam nga wax naa ko léegi xam nga miraas boo koy xool man li yoon wax laay wax. mais yoon. li code de la famille man da ngeen ma invité en tant que juriste. moo tax ñu bëgg a loolu ci loolu man xaw ma boo ne loolu du miraas xaw ma yow lan nga dégg. non c'est que parce que xam nga code de la famille. ba mu comme ni nga ko waxee rek avant gars yi di ko tëral coow lu bari amoon nañ ci. amoon na sëriñ su ci duggoon coow yu bari. ñiy génn xam nga avant ñu koy tënk wax ju bari amoon na fi. waaw dégg nañ mais ko code de la famille ay nit a ko defar ay nit. te dëkk bi dafa am ñoo xam ni ñii ay jullit lañu ñii leneen lañu. mais code de la famille bi soo ko liiree. li ci ànd ak diine l'islam bariwul. lan nga bëgg a wax ne li ci par exemple waaw soo liiree code de la famille bi. ci wàllum héritage. waaw su dee man Ndoye Bane dama am soxna soo xam ne du jullit. waaw su ma faatoo soxna sa waruma dodd te soo demee ci code de la famille soxna soo day dodd. waaw Ndoye foofu dama lay defal précision. gis nga ñu bare erreur boobu la ñuy def. d'accord. parce que boo xoolee ci code de la famille bi dafa am benn partie bu ñu réserver tudd que les successions de droit musulman. boo déggee succession de droit musulman. ci code de la famille bi dañu ne la succession de droit musulman bi dañ koy jégleel ñi nga xamee ni ki seen bi ñuy dund manifester nañu seen volonté de voir leur succession être dévolue selon les règles du droit musulman. donc boo xoolee un tout petit peu c'est pas le droit commun mais c'est le droit dérogatoire. d'ailleurs bu ñu demee tribunal le plus souvent juge bi lu muy wax est-ce que jullit la woon boo nee jullit mu ni je vous renvoie ngeen def succession bi selon les règles du droit musulman du code de la famille. fu ma d'accord ak yow dafa am droit musulman classique am droit musulman bu code de la famille. dëgg la parce que boo xoolee droit musulman bu code de la famille xale bu judduwul ci biir sëy. dañ ci prévoir cas alors que boo xoolee ci droit musulman classique. doo ko ci gis du doon. voilà kooku ñi jàng alxuraan dañ lay jox explication pourquoi du doon. parce que mënul woon doon ci baayam parce que tout simplement bu njëkk ba un enfant naturel doom bu judduwul ci biir sëy nit daawu ko reconnaître parce que boo ko reconnaître ñu dóor. donc comme filiation vis-à-vis du père n'est pas établie c'est tout à fait logique que mu bañ a doon ci baayam. moo tax ñu considérer que enfant naturel day doon ci yaayam. mais code de la famille voilà daal di leen nangu. mais exactement mais code de la famille. bu code bu Sénégal daf ko rectifier. parce que nit ki bu demee ba reconnaître doomam daa di génn àddina nga ni ko doo doon parce que juddoo woo ci biir sëy alors que ki topp ci yow ci biir sëy la juddoo kooku dafay nekk un tout petit dafa poser un tout petit peu problème moo tax boo xoolee gis nga bi ñuy defar code de la famille bi toutes les composantes de la population étaient représentées boo gisee code bi yéex sëriñ si ñoo doon def résistance dégg nañ ko parce que boo xoolee sax ma extrapolé tuuti code bi ñi ko inspiré moo di ñoom Senghor ñoom président Ablaye Wade dañu bëggoon imposer la monogamie au Sénégal parce que monogamie lañu bëggoon imposer moo di tradition yi boo demee si yenn pays arabes yi polygamie amu fa c'est ay dëkku arabe la ay dëkku islamique la ay dëkku naar la donc sëriñ yi ñoo ko xeex sëriñ yi aussi tooguñu seetaan parce que code bi boo gisee mu jël diir boobu yëpp dañu doon xool sensibilité population yëpp nan la ñuy trouver benn compromis moo tax ñu ni code de la famille code de compromis la moo tax ñu dugal si xale bu judduwul si biir même dans les successions de droit comme ni nga wax code bi ña ko doon defar ñooñu nga ma limal ñoom ñëpp benn soxna lañ am
ñoom ñëpp tubaab yee leen jàngal. extraordinaire. non c'est vrai. waaw Ndoye non code bi ñëwoon ñu ngi ma Senghor xam nga nga ma wax Ndoye dès l'instant benn Ablaye Wade nga ma wax ak ñeneen ak ñeneen ñooñu doon wër code bi doon jox jàmbaar leen doon seen Eva dès l'instant où waaw si code bi ñu prévoir ñeenti jabar si code bi ñu prévoir succession de droits musulmans donc coppite am na mun nañu wax collé nañu si bëgg askan bi parce que bu fekkee yow julli nga bëgg takk ñeenti jabar bu la neexee nga takk ñeenti jabar code bi may na la ko bu fekkee monogamie nga gis benn jabar nga gis aussi code bi may na la ko nga takk sa benn jabar donc tout le monde se retrouve boo dee catholique nga yem sa benn jabar boo dee musulman nga dem ñaar ñett ba ñeent sax bu la neexee donc Ndoye man d'accord uma li nga wax code bi dafa jël na en compte dafa large jël na en compte sensibilité parce que comme ni ma la ko waxoon kër diine yi ñoo ñu woon si biir commission ils étaient fortement représentés boo gisee yu bare jàllul sax marabu yi nekkoon si commission bi ñoo ko xeex ba même ñoom bañ ca nekkee sax ba léegi bañ moolee code bi ba teg ko am na ñu ci bari ñoo xam ne ba léegi ànduñu ci parce que non soo liiree code bi côté boobu bëgg naa mu leeral ma ko d'accord xam nga code bi Ndoye Bane mu am soxna soo xam ne du jullit waaw Ndoye Bane faatu waaw loolu noo koy xam nga yow bu fekkee da nga naan catholique bi du doonu jullit kooku nekkul si code de la famille bi moo tax ma ni émission yi ngeen di invité ñi nga xamee ni kii ay juriste la ñu baax bu baax parce que code de la famille boo demee quel que soit mode de succession bi du ñu wax catholique bi wala jullit bi lu ñuy wax soxna si wala soxna yi jàppal bu baax li ma la wax bu ngeen dee jullit dañ naan bu dee benn soxna la am bu fekkee sëy bi am na ay doom kooku sumum la am sumum boobu 1/8 la donc code de la famille bu ngeen dee ñeenti jabar 1/8 boobu ngeen di bokk kooku dafa fekk Eva nag là y a problème ñun dañoo ñun sa teewaay fii dafa ñun dañoo judd ci diine yi l'islam waaw njaag borom Tuubaa ak njaareem mooy maanaam ay jullit lañu sunu diine dañu ne soo dee amee soxna soo xam ne du jullit doo ko doonu du la doon code ni nag mën na laa doon kon code indi na problème ci réew mais code indiwul problème si réew mi parce que code loi la bu député réew mi voté waaw mais mu appliqué wu code boobu am sëriñ yu ca bokkoon nangu donc ñu jéem a xool na askan wa nekk xam nga yow balaa maanaam yow balaa bi si c'est une loi qui a été votée gis nga loi bi ñu koy voté xooluñu jullit beeg catholique dañu tënk benn tënk yóbbu ko maanaam ni société di doxee ñu xam ne lii am na ci société kii ak kii ñu jël ko def benn melting pot daal dee indi ñañ ca war a dogal ñu dogal ca ñu àtte waaye nag doo mën xam nga bëgg a jël téere bi yàlla bi tegee ne xam nga kaay dikkal yàq réew mi xam nga yow moo yàq réew mi waaw sa xel ngay tropicaliser tuuti rek jéem a dabeeg li fi am ci jamono ma bàyyi la fi yàlla teg indi li am ci jamono subhanallah xam nga man ni foofu laa d'accord parce que bu nee code bi yàq na réew mi réew boo gis subhanallah réew boo gis yàlla ni la lii réew boo gis du ma def li yàlla wax li mais damay laaj Linguère yow Linguère fooy dikkee fu mu ne ni waaw man daal fi may dikkee mooy nañuy àtte woo rek ci li nga xamante ne ku ci nekk moom nga gëm waaw mais am na ñu dul dem tribunal am na ñoo xamante ne xam nga coow li itam nanu xam ne am na ñoo xam ne ci droit musulman la ñu jëm waaye nag lii ñu def ko benn droit commun ne ñii ak ñii bu ñu déggowlee nanu dem xam nga yoon en général maître dañ faa dem parce que déggoownu waaye bu ñu déggoo ci li nga xam ne noonu la ñuy attee ci droit musulman bu la neexee ngeen bañ a dem tribunal wax naa ko au début de l'émission mais bu la neexee ngeen defar seen protocole jeex na xam nga tribunal la ngi intervenir fileeg jubóow leen te kon bu ndey ne mbir dafa intervenir fileeg jubóow leen dafa bëgg ngeen dajaloo ngeen jubóo moo tax mu daal di atte d'accord naa wala dama juum met d'accord naa ci sa waay li mu wax d'accord naa ci waay li mu wax man jullit laa wala honor of me jullit la am na soxna soo xam ne du jullit waaw honor of bàyyi fi ay milliards waaw ci diine honor of diineem dañu ko soo amee soxna soo xam ne du jullit amul droit dondu la loolu ko te ñu may ci ci société bi nga dem ba boobu soxna itam nga am ak moom ay doom dund ak moom lu yàgg nite daal di dugg nite diine la loolu xel a koy nangu diine sa diine yi nga xam ne ci nga judd faatu ci moo leen ni la amul droit donn comprends nga léegi nag su fi waa ji jógee ñu ne ko yow kat kii diine ji mu nekkoon di diine islam dani kat kii nga xam ne du julli yow mi nga xam ne doo julli amoo droit donn ko ndaw sa dalay daal di attaqué tribunal mais su la attaqué ci diine ji day daanu dalay attaqué tribunal te fi mu nii fii code daa am doole
su boobaa nag ndaw soosu code moo koy may alal ji fi jëkkëram bàyyi mu am ci mais suñ toogee toppee diine rek diine l'islam ndaw sa du laal dara ndaw sa tamit su faatoo lu fi mënti bàyyi ci alal yow mii nga xam ne yaay jëkkëram te doon ab jullit doo ko doon. waaye les temps ont beaucoup changé. waaw les temps ont changé mais téere maam téere yàlla di changé wu. xam nga bu man ndoy fenn laa d'accord ak moom. moo di dafay raisonner comme si dëkk bi amul ay loi ay charte yu ko doxal. parce que dama lay jox benn exemple. si diine ku sàcc dañuy dagg sa loxo. est-ce que pourtant ñi ñaa ngi sàcc ñu leen di jàpp est-ce que gis ngeen. kenn daggul seen loxo. pourquoi yow waxoo léegi pourquoi ñu jël fële dem di leen jox 2 ans d'emprisonnement wala 3 ans alors que dañu war a dagg seen loxo. xam nga diine bi dañ ko teg fële rejoindre la mais xam nga lu tax ñu teg diine bi fële. parce que dëkk bi. du ñu àtte nit selon religion. droit musulman déggoon mën la. code de la famille dana garaaw trop. mën ni le code de la famille dafa ni les successions de droit musulman. ba pare def si ay aménagement pour adapter ko. man mun nga ma wax par exemple que d'accord uma si nin ko adapté parce que méngoowul ak diine man mun naa si d'accord ak yow. mais quant à lii la ñu war a doxal man du ma si d'accord ak yow parce que code de la famille dafa nekk benn loi bu député yu voté que jusqu'à présent c'est ce texte qui est en vigueur malheureusement bu succession amee. maanaam daal maanaam sunu xarit Ndoye Bane dañuy bëgg mbokk yi mu gën a flexible ku ci faatooti nañ la woo jàngal la code de la famille daal lay jébbal sunu borom. xam nga mais Ndoye Bane je t'adore dañu bëgg rek nga gën a flexible gis nga bu nu doon gestu ba ca yàgg gisal rek macha allah nuñ ko waxee bu dee ci diine la nu demee ki nga xam ne waajuram bu jigéen daf ko am nekk ak baayam te am ko keneen nag xam nga kooku kay denc yaayam moom biir bi loolu la nu wax moom biir bi te xoolal tey Ndoye Bane vraiment non li may mami Eva li ma koy wax rek pour dire société bi dafa évoluer mais non moo tax ma namm la xam nga doom yi judduwul si biir sëy ñan ñoo leen di tudd di imam yi di ñëpp xam nañ li si yàlla wax fii dafa yaatu affaire yi mbir yëpp si kër yëpp la nekk di imam yooyu ñëw tudd leen fu diine bi nekk fu dañuy jël xale yi sànni leen si biti donc dañuy def ak société bi cey waay dañuy tropicaliser affaire yi il faut ñu tropicaliser bu fekkee da nga bëgg ñu appliquer le droit musulman classique boobu dana metti trop ndoy si dëkk en tout cas dana metti trop et bul fàtte ni aussi que dëkk bi ñun rek moo mënu ko dafa am ñeneen ñun ko bokkal que ñooñu aussi dañ leen war a sóoraale dans le droit léegi soxna li ngeen dikkal yow itam am nga droit ci waxtaan bi dikkal xam ngeen lu ma xam nga fu ma lay yóbboom yow yóbbunu ci maam rek parce que dafay baax léeg-léeg mag toog maam de xamul code de maam xamul code de Ndoye Bane daf nii rek maam xamul code de waaye maam nag xam nga lan laa ree ba sama bët yi nar a jooy naan mag yàgg nag yàlla li ngeen bisim la ñëwal xam nga lan laa ree ba naroon sama bët yi naroon sotteeku mooy que rek bi mu nee ku deeti nañ la jàngal code loolu Ndoye Bane doon dem gis naa ne da nga toog jàkkaarloog sa càmmiñ code ngi code lay daale de code de la famille waaw saa mooy daale code xam nga booy wax da ngay gestu bu baax balaa nga wax parce que mbokk yi nit toog bëgg nga leeral ko benn mbir nga wax ca loo xam ne jaaduwul kenn xamul foo ko jëlee kooku jaaduwul seen émission wareef lii la leen mënal ñu dellu ci mami li nga wallaay xam nga daal mooy li ma la waxoon démb gis nga xuloo sax boo koy def bu ko def ak ko amul kilifa dëgg la nañu delloowaat lépp ci kilifteef mais nit ñi bi ñuy dund nañu sóoraale que ne dee añ la boo xam ne dañ koo tibb teg ko nee te du forox kenn du ko këpp ndax du jaas ku ne dana ca ñam ku nekk di nga am sa tàkkusaan baa nga am sa timis baa nga am sa gée da nga koy sóoraale lu dul jaas da nga koy sédd bala muy egsi ci sa kaw dëgg la am nga sa njaboot xam nga ni nga leen amee xam nga ni nga leen juree doom yi nga xam ne wóor na leen ne yow ñii duñ la donn may leen ci bi ngay dund mu lew leen ñu dem mën caa liggéey mën caa wuti leneen jabar yi nga yor ci biir kër gi takk suuf yi xam nga leen yaa leen takki woon am nga sa xarit ndiig boo xamante ne moo demoon takki leen jéem a lijjanti ñu feeñ ca kaw buñ boo faatoo ñu mën a donn mais beneen bi ci gën a topp nag mooy que prête-nom yi daal ci laay dellu si waat man dinañ ci doon ñëw ndax boobu moom maître man prête-nom moom dama koo ŋànk nii rek téye ko bëggoon nga ñëw ma laaj la ci ba xam ndax nag toj na dëkk bi dëgg la ndax bu fekkente ne yow da ngay góor ñi dañoo tàmm léegi am seen jigéenu yaama neex te jigéenu yaama neex yi ñu ngi rey jeeg ji sëy démb yaa ngi wax ne am na benn cas boo xam ne bàjjen yaama neex bi moo ca mujj dugal lu ko neex bàjjen yaama neex jéeb boofu ci alal ja lekk ko ndaw si actuellement mi ngi loué moom ak ay doomam te location bi sax mënu ko fay parce que doom yi taxagu leen ñu màgg mi ngi jàkkaarloog ndaw si xam na ne kër gi ndaw si dëkk moom jëkkëram moo ko moom
xam na ne yeneen bien yi mu yor yëpp jëkkëram moo ko moom mais mënalu ko dara. xam nga tribunal loolu la nanguwul te maître dina ci ñëw. ñoom boo leen dee wax loolu ñoom juriste yi daf leen di def reetaan. daf may def gis daf leen di def reetaan parce que dañuy wax ne ñoom naka la ñu mënee toog rek ne diw nangu na alal bi yëpp daal di ca toog ñoom pour ñoom loolu mënta nekk. moo tax ma bëgg maître leeral ma ci xam nga Eva mami kër dafa am nooy moomi kër man sama kër même bu ma la joxee kayit bi nga téye ko yow mami ma jël kayitu kër gi jox la nga téye ko le fait que ma jël kayitu kër gi jox la ko ni la dénk naa la ko taxul yow nga moom kër gi parce que kër gi pour dafa ni pour prouver la propriété il faut que nga indi benn kayit bu jugee conservation foncière bu wane ni kër gii kat Ndoye Bane moo ko moom. léegi Ndoye tegal foofu sa loxo maître bëgguñu la woon dagg mais émission wareef mbokk yi dafa ànd ak di dagg sometime di jël nit ku ci ligne bi. ñoom ñoo ko moom salaamaaleykum ki ci ligne bi. maaleykum salaam. sunu soppee kontaan nañu ci sa woote. maa ngi gën a kontaan depuis démb ba léegi maa ngi jéem leen a woo mais ligne bi neexut a jot. baal nu àq baal nu ci àq. non amul benn àq parce que franchement thème bi ngeen commencé ci semaine bi man France laa nekk. mais dafa nekk loo xam ne dama ko dund. parce que sama papa dafa feebar ma jugóon ak moom nag bëgg naa sama yaay trop mais sama papa ay qualité jikkoom moo ma neex. man Diop laa sant sama papa ngay nexe la dëkk. mais daa feebar ndeysaan woolu ma fekk dama ko yóbbu màkk 2012. ma ko yóbboo màkk bi ma daggee biir sama papa sama yaay sama boîte or yi ma yoroon fii laa yóbbu jox ko. mais li ma sama doom bu ndaw bi wax rek nee na ma yaay bu sama maam mu génn àddina metti na trop parce que ñun ñëpp ñu fa ñeenti yoon ñu koy gis. waaye il fallait que mu dem pour nga xam ku ci nekk jikkoom. man sama bi ñu génn àddina daf maa woolu. man maa gën a tuuti ci ay doomam. sama mag yi góor ñu ngi fii en Italie am na ñu nekk Espagne. mais bi ma wooloo fekk ma ñu faj ba sonn xam naa ne ñu xam ne feebar bi gañe na ko suma turandoo. woolu ma ni ma absa sa papa man dama egsi bi ñu déggee ñu ne absa dafa yaakaar ne yaa egsi lépp loo jàppoon bàyyi ko nga ñëw seet si ko bu ma demee dagg sama billet 2 semaines laa toog ak moom mu génn àddina ma def saraxam ñibbisi bi sarax si passé man foofu dugg naa sax hôpital bi ma ñëwee fii am naa 2 mois hôpital yàllaa mu suturaal mais après bi sama papa gaañoo dafa am benn xaw ma Mbàkke la xaw ma Tuuba la nekk nee na bi sama papa di gaañu da koo dénkoon njaboot bi te man sama papa bu ma ñëwee tànneem la ma tegal ñu ma ab sa ki ma fi yoreel xaalis ku mujj 10 000 francs CFA laa ko yoreel yi des 5 000 kooku sax ñeenti junni laa ko jox xam nga ñu ñëwoon ci kër gi mën ma yooyu ko ak sama pistolet bu ñu yoree ma joxal ma ko sama dëkkandoo bu nekk sans wet jël tànneem tegal ma def naa sama saraxu papa bu ma fay jógee maa ngi fa bàyyi fanweeri junni ñu leen koo yoreel ñeen comme dafa nekkoon ci jënd ak jaay mais jël leen xaalis bi ngeen fay ko bu manqué ngeen wóolu ma parce que loolu sama bakkan laa ci teg daal parce que qualité jikko moo ma neexoon jox ma ne éducation bi ñu ma bàyyee ko samay rakk mais tey sama papa bi ñu génne àddina sama yaay bi ma jur moom moo xool ba tudd samay rakk man miraas nañ sama papa te may taawam ak sama yaay yëguma ko miraas nañ sama papa may taawam yëguñu ko man daal fii laa toog ma xam ne ni nga xamante ne moom la soloon bi muy jóge màkk comme xëy na maa fa yoon bi muy jóge màkk loolu lañ ma yanu indil ñu ma voilà lii daal lañ la séddi ci sa miraasu baay mais loolu sama ferte la man tey man li ma gën a jëmmal mooy sama doomu baay yi mu bàyyi ci kaw suuf sama papa am na doom ji góoram di nekk Kees daf ma ñëw wax ma léppam man ñi may jigéen bu ma doon dem Sénégal sama 3 fiches de paie laa yóbbu sama déclaration impôt ak kër gi ma jënd fii li ma ciy fay ñu suma ko nëbb dara laaj ko kan moo def miraas bi ki ko def mooy suñu fàllu si la ak saa benn doomu baay boo xamante ne ngaay ma xelam tur ma xam mbaako la nekk mais léegi mu ngi ngaay kooku saa papa xarum ko bës ki mu ko mën fekk du mu ko yoolee tegal ko bàyyee mais loolu ça le concerne man loolu sama yoon wu ci waaye ñii dafa ne sama papa nga xamante ne ku deewoon ci kon bi mooy taxaw ku ñu déposé plainte muy dem ñu sa place sama papa ñu ko xamul jéege waaye boobu bëriwul dama ko doon gis dafa may woo topp fa demoon mënu ma xas sax xam nga góor jàmm dugg ko bi nga amoon problème fa laa demoon mais sama papa bi mu gaañoo li ma gis ni ñu doon doxalee man foo dugg papa bi tuuti ma dem bi feebar moo ma jàppoon muy dama yéemu ci yàlla tey lan laay jooy sama papa qualité jikko mi ma amoon wallahi bàyyi li ma dara ci kaw suuf mais éducation bi ma bàyyi tey
yàlla nga jox ñaari doomu góor tuddee naa benn bi Moussa laa ko tuddee muy sama papa ku jigéen ci sama yaay laa ko tuddee mais ak li mu def ci ay doomam tey bu mu deewee sama yaay bi ma jur ci boppam moo tourné sama rakk contre man te sama yaay njëkkoon naa sëy ëpp na sama jimiñ saawam bu góor ngi fii Italie kii topp ci taaw mu ngi fii sama rakk maa dëkk bi ngeen indi ko mais sama yaay bi sama papa gaañoo ñu ngi ci dëkk bi am ci doomu xaw ma ne sax mu ngi fii France maa ngi fi woon damaa xamul lu ko doomu aadama bi mënee te sama papa day sax bi mu nekkee sukuraat nee na ma mun naa mun ma bu ma gaañoo ba nangu sax ñu teg ma galaas man bu ma ñëw tiim ko ak ñoo xamewul jikkoom man yi loolu moo ma waar loolu ndekkitam jox alalu àdduna rek la ñu topp da yaay ji ma jur tey samay rakk jigéen nga xamante ne musuma nekk dara bàyyi leen loolu ñoom la koy teg sama kaw man li ma gën a nekk sama papa mi ci kaw suuf ba tey kenn menacé ko sama yaay daal sama mag bu góor boobu nekk ngaay mexe moo indi ay këyitam ñu leen voilà woo naa sama doomu baay yëpp ñeneen kër gi may nañ ko yaa sooda sama papa man bi muy nekkee ci sukuraat ma la woo yàlla suturaal ma dagg sama biir fekk ko toog ak ñoom ñaari semaine mu gaañu te dañ sax nit la koo xamante ne dafa dund woon magam bu góor bi nga xamante ne moom la bokkal ndey ak baay ñu ngaari Pa Cheikh Diop Papa Cheikh Diop lañ ko tuddee taximan la am na 101 ans waaye tey bu toogee wax ak yow da nga naan xale bi tuutee wax ak moom sama mbokk papa yi kenn yëgu ko man li ma gën a neex tey ba sama papa génnee àddina su ma sa baay da génnee àddina bu nekkee ni kër gi ma gën a cee laxas moo la ma même bu doon fukki million génn ko seddu say doomu baay parce que sa papa xamal naa ci moom ba léegi lekk su ma ko defee du rees sama biir parce que boo xalaatee sama papa jëfam ak éducation bi mu def ci ñun ak ñu mën a sonn ci doomu aadama jël tey àdduna tey yaay yi ma jur ñu ma ko def dara bu ma te gisut ko saa yaay andi fii loolu fi nga am 2 mois yóbbu ma ko mais man yëpp du dara mais sama papa tey sama tëdd ndax tàlli na tey ndax bu nag benn sagar la fi bàyyi man damaa waroon jël sama alal teg ci tey mu def miraasam defuñu ko sama yaay jël kër bi moomoo ko samay doomu baay ya nga xamante ne ba sama papa du ñoo nag te parce que dama jot mooy def aller retour benn bis laa ko ne papa doom bu la waree defal la wul sank daal mukk dem di ko ñaan fekk ma lépp ba yore 100 000 francs ci laa ko ma ñëw jox sama papa sama papa ne ma li ma la jël li nga wax ni dëgg la mais doom jooju gis ko mu fa defal sama papa bi mu feebaree dégg naa da koo mere te bi ñu ko demee paaka te parce que dañ ko jam paaka sama papa damaa woo man day jóg dañ koo jam paaka on va la ko ñu def opération boy dégg naa ne da am na sama papa nee na ndax xaalis man la woon sama papa bi ci yëpp ci joxu ko lépp waaye man tey sama papa moo ko jël sama xaalis bi ko ko jox mu koy wax neex na ma xam nga li ma nekkoon ci moom du denc dara dëkk moom du añ ñu ko bàyyi dëkk moom di añal man affaire mirage dama ko ko mais li ma yéem mais bu leen benn sagar sax man jaral na ma tey kër gi ma yore fii mu jaay ko mirage sama papa mais sama yaay laa xamul lan laa koy def yëpp sama yaay ji ma jur moo def loolu sama doomu ndey yi nga xamante ne sama papa leen yor xamuñu seen papa tey jooju ëlbati ko ànd ak sama yaay te moom ci ñoom sëy nañ ba am ay seeni doom sama papa yor seen ay sëtam ci biir kër gi seen émission bi bu ma koy seetaan ba léegi maa ngi woote mënu maa lekk pendant une semaine lekk mënu ma ko parce que sama papa wallahi ñu génn àdduna loolu ma toog ak moom man ñu ma ko fekkee ñoo ma yéen bëggoon naa àddina bëggoon naa sol mais ñu tiiree sama papa laa xam ne àddina du dara waaye tey sama yaay bëggoon naa woon ma sa baay de lii ak lii la ñu ñëw fii ñëw na fii sama kër toog suñu xam si la mi def sama méraasu sama papa ñoom ñaara ànd ñëw fii ajaratu oui yaa ngi ñuy dégg maa ngi leen di dégg bu baax waaw tuddal yàlla nga naan ndox ba noppi dina nu am nu nu waxtaanee yàlla na yàlla dalal la naanal ndox ba noppi elle avait besoin de parler yàlla na yàlla saafaral lépp ba noppi nit ñi dégg nañu daanu xool nu ñu cay waxtaanee massa cey waay waaw dafa soxla woon vraiment waxtaan moo tax bu maître Jean inspecteur ak mami bu kenn mere kenn dangaa gis kenn koo ne salaamaaleykum rek benn soxna ci buntu këram mu wax a wax boo melee ni Eva Tra nga ni ndeysaan ndaw si amul benn bàmmeelu biir man daal dama ko nuyu rek ba pare rek mu tarararararar booba bu ko waxul sax dof moo tax nit ñi na ñuy waxtaan sans complexe léegi saa Eva xam nga moom nu mu waxee nii sax waaw daf ma jox raison si Ndoye
parce que gis voilà nga doon buñ ko réglé si kër yi rek dana doy des waar fois bu inspecteur. ko juge bu homologué wulee rek day am problème looloo tax homologation juge bi baax xam nga kii leen a d'accordul si lu muy def xam nga miraas boobu su amee kenn ku si d'accordul kenn mënu ko opposé homologation juge bi ak homologation imam bi ci koñ bi defal nank rek si koñ bi imam bi moom moo koy def waaw bu ko imam bi defee ba ñu tënk lépp si kayit bi xam nga li kii leen a fekkewul yëgul tinul su ma fiyewoo si lu mu wax xam nga ku fekkewul yëgoo tinoo li imam bi tënk mënu la engagé parce que d'accord ci nan la nee na teewuloo dégg nga li mu wax ne teewuloo amoo ku la teewal alors que bu ñu jëloon kayit boobu dem si juge bi pour homologuer juge na waaw ki nekk France moom lan mooy avem si lii ñu tënk déedéet am na ñu may ko mu àggali dama lay expliquer lan mooy avem ñu ne mu ni kan moo ko fa teewaloon est-ce que am na keneen ku mu joxoon procuration pour mu représenter ko bu amulee mu man duma ko homologuer tant que moom dégluwuma ko ba mu wax ma ndax d'accord na si wala d'accord aajuwul muy egg ca juge ba nitu diine bu ne ci koñ bi imam wala sëriñ bu ne ci koñ bi ragal yàlla lool moom ci boppam su fekkee def na miraas bi na mu waree duñu egg ci juge Ndoye il faut ñu àgg si juge bi xam nga lu tax ma wax la kii fekkeewul moom kaawam beneen kaal parce que yow laay rejoindre moom fekkeewul ña ko def defuñu li leen seen yàlla wax li leen ba tey waaye kon tribunal itam dana gën a ñëwaat mais exactement li ma koy wax xam nga lu ma ci gën a naqari brèche bu ndaw la et le dommage mooy mbokkam ku ko déglu tey di mbokkam daa ko mere au lieu que ngeen wóolu ko seet nu ñoo def ak moom la société africaine dañ lay condamné ne warul defee nii weer na waa kër gi wax na bu ko kenn mere nañu xool nu ñu koy jegee ba régler bi problème boo waxee dëgg ñu mere la non dana réglé wu sax parce que pour mu sotti moom il faut que problème bi réglé wu parce que xam nga lu ma la wax Ndoye waaw ñu bari xamuñu ko gis nga même bu ngeen d'accord ni kër gi mami lañ koy jox oto bi kii yow bu ñu la joxee kër il faut nga muté kër gi sa tur mais papier imam bi mënoo si muté kër gi sa tur kayit bi la imam bi jox c'est parce que mu gën a compliqué amul benn naa ko fii loolu nag waxoon kaas naa ko fii imam bi kayit bi mu lay jox mënoo si muté kër laasana jigaale ngi lay rek non lii loolu kaas naa ko fii on est d'accord ak yow kayit gën soo takkee jabar kayit gën la imam bay jox ca jumaa ja amul njariñ ci réew mi déedéet bul wax mirage su ma ko defee mais loolu rectifier ko rectifier ko tuuti ma dem je suis pas d'accord du boy wuti il n'est pas d'accord parce que mariage bu mu wax ni loolu la ñu tuddee mariage coutumier waaw mariage bu ñu célébrer si kër ga wala si jàkka amul benn valeur code de la famille bi boo ko xoolee code ko ëpp valeur code moo ëpp valeur mais may ko mu wax may ko ma wax non code yàq na réew mi imam ba bind signé am ay témoin moromi imamam Ndoye Bane may nañ comme ñaareel ci jumaay Derklé ab ñaareel nga taamu ci ñaareel demal ci mari may nañ comme ñaareel ci jumaay Derklé signé ko imam ya signé ko ke def ci seen cachet te ñaareel la ca kayit googu ci boppam amul njariñ si am na njëriñ code reconnaître kayit alors maître lan mooy njëriñam balaa may dem ànd ak soxna Ami parce que Ndaw si code de la famille bi boo xoolee waaw dañu ni sëy yooyu waaw sëy yu baax la xam nga bu ñu nee sëy bu baax la am na njëriñ waaw la preuve boo demee di wuti certificat de mariage kayit boobu ngay yóbbu loolu laa la bëggoon laaj est-ce que du koy valider la li pour wane ni ñun sëy bi jot nañ ko takk si tel jàkka waaw diw ak diw moo ko fekke woon waaw code de la famille dafa ni sëy bi même bu amulee certificat de mariage sëy bi baax na voilà su sëy bi baaxee après kayit googu amatul njariñ non déggoo li ma la ci expliqué kër gi nee nañ la ñàkkul njëriñ baan amatul li ma ci jaaxal nag nga dem xoolal soo miraasee Eva soo man miraasee imam bi wala miraaskat bi bind ni diw ak diw ku nekk am na lii muy 10 personnes su amee benn nit bu d'accordul dem tribunal porte plainte le imam ba defoon lépp lañuy waaw yoon daa dee di que moo donc tax ce que veut dire fii nii code moo ëpp doole li suñu imam yi di bind ak waaw léegi tam loolu moom ma delloo si la ñun itam Ndoye yàq na réew mi donte les temps ont changé maître donte les temps ont changé ñun itam nanu fexee ba gëm ni nga xam ne jullit bi moom la ñu fi kii atte jullit bàyyil bu ko defee buñ ci référé woo duñu soxla dem tribunal mais si c'est compliqué faw dinañ dem tribunal léegi dañuy daal di dem seeti soxna Ami Ndaw inspecteur Ndoye Bane nun dañ koy soxla ci plateau bi li ma ci jaaxal nag mbokk yi yéen a ko mayul nopp ndax nee na buñ ko dee may ñaareel man ko yow sa xel mi ñaareel gi ci ne nañ leen dem à la régie daal dee dellu si waat ñi bëgg ñaareel ci kër gi bari nan danoo ñemewul rek ak xamuñu nu ñoo tàggoo ba ne ñu ngee fanaani Lassana Jigali bismillah fi mu ne nii miraas moom doy waar goo xamante ne laaj na bépp jullit ba nga xamante ne yaa ngi dund muy borom kër bala ngaa dee nga leeral sa gannaaw ba mu leer ndax ñiñ fi bàyyi gëmatuñu yàlla gëmatuñu yonent bi dañu si tëdd mel ni ñoom ñoo ko liggéeyoon wala ñoom ñoo ko financé
miraas daal waaye li ma si wax daal mooy bépp borom kër boo xamante ne yaa ngi dund si àddina bi bala ngaa dee leeralal sa gannaaw ba mu leer nañ. miraas bu jëkkoon mbokk ñoo koy def famille ñooy defar miraas mais miraas day dem ba tribunal te xam nga ne loolu l'islam santaanew ko waxtaan si biir mbokk ba jubboo man de bu ma sañoon ku laa dee defar sa gannaaw comme booy aji màkka ni ngay defaree sa bopp doog a dem miraas dama yaakaar ne léegi loolu lañ ko war a def puisque miraas léegi baara yoogoo la dañuy kompaloo. nga dem ba xamante ni yor nga njaboot say mbokk ñu gaañu ñu bàyyi xale yu ndaw en tant que nga ne jullit nga bii nga ne jullit nga te boo nekkee jullit moom am na yoo xamante ni dañoo julli waaye duñu jullit de parce que jullit ci xol lañ ko jëlee ci xol ku amul xol nag yërmande mënul def miraas. dafa am ñu xam ne da leen jaral lu ne miraas dina tax nit ñee ngi dugg ci àll bi di liggéeyante di duppante ay tànk léegi da ngay gis ku am alalam dee ñuy xeexaaxal lii toog ay at kenn mënu la miraas am na ñu xam ne seen dip kayit yaa ngi fii si tribunal nekk si tribunal kenn mënu leen a miraas ndax lépp si ay xëccoo alal daal tax na yàq na miraas bi yàq na dëkk bi yàq na Sénégal nit ñi gëmatuñu yàlla amatuñu diine ndax miraas. normalement nit ku la ne dama bëgg nga defal ñu miraas jaaraat ci yàlla lu mu santaane parce que xam nga ne boo dundee lu bëri da ngay boo dundee lu tuuti da ngay dee lu bëri parce que laa sàkk nit ki bu dundee foog mu dee te buñ la joxee xaalis boobu du la mën a jéggale siraat xam nga li ma la buñ la nee dama bëgg ñu miiraatal ñu yëkkati xaalis di la joxal delloo leen seen xaalis yow nga def sa diggante ak sa borom comme lu la yàlla santaan parce que yàlla moo da jox xam-xam parce que mënoon nga jàng pendant 100 ans doo ci mën a jàng bismillahi rahmaani rahim kon yàlla bu la joxee xam-xam ni nga mën a seddalee miiraas na nga def comme miiraas parce que loolu mooy lu gën a rafet. bu dee góor la xale yi nekki góor comme moom wax ñoom ma war a yem ab cër bu dee jigéen la moom bu amee ñaar xale yi war nañu am benn mais léegi da ngay gis ka mag sa famille ba jël xaalis bi noose ka takk kay jabar bàyyi xale yu ndaw ya seen yaay ñu tumuranke xaalis la ñu gëm mais xaalis waruñ ko ci boole nit da ngay gëm ci yàlla gis nga tey même boo xëyul liggéey sax mais xam nga dafa ne que xeeb wërsëgam da ngay sàcc ku xeebate da ngay dem sàcc ji te balaa ngay sàcc gomal yàlla li nga war a jot dañ ko jot insha allah yàlla moom daf bind nañ ko ba pare. mënuñu miraas nañ bàyyi miraas bi ñi ko man waaw ñi mënul daal nañ bàyyi dem jàngiwaat dem si ñi xam ñoo xam ñu di defal ñu miraas bi jaar yoon daal parce que métti na trop ñuy sonal ñi xam te ni seen parent dafa génn àdduna ñuy lekk lu ñu moom wax lu ñu moomul nañu si yàlla musal. miraas yombul du xam-xam bu yombul ñu ci bëri dañuy séddale mais miraasuñu ça dépend ci ki nga xam ne dafa faatu bàyyi jabar benn wala mu bàyyi ñaari jabar wala mu bàyyi ñetti jabar kooku dafa am façon buñ koy miraasee ki nga xam ne dafa génn àdduna bàyyi doom yu góor yi gën a bari wala doom yu jigéen yi bari kooku am na nu ñu koy séddale ki nga xam ne dafa génn àdduna bàyyiwul doom bàyyiwul jabar bàyyiwul dara kooku itam am na nu ñu koy séddale moo tax mënuñuy wax rek ne la miraas nii lañ koy séddale mooy il faut nit ki génn àdduna ñu xool ñaata la fi bàyyi ak alal ji naka la toll loolu la ñuy séddale def ko calcul kenn ku ne ñu yëkkati sa maanaam sa cër jox la ko waaye doonul xam-xam bu yomb ñu ci bari dañuy séddoo waaye jaaruñu ko ci ni ko yàlla séddale. jërë ngeen jëf mbokk yi xarit yi ñuy remercier nag sponsor yi bu baax a baax waa poste duñu leen fàtte ñu ngi leen di remercier waaye jërëjëf à Patisen pour la fidélité ñu daal di dellu si ci plateau bi Ndoye Bane nag ñuy escanté waaye nag lépp lu moo wax dafay am solo ñaare bu nu ko xoolee am na ñoo xam ne ñooy neexal waxtaan boo fi nekkul woon làmbaay ñaaw ndax xam nga ka moo taxoon ngeen namm waaye mami waaw ñu ngee waxtaan de waaw mbir mi dafa mel ni jaxasoo na bëri na mbir mu ci non jaxasoo na man kay nag gis nga neexul ba neex nag sama góor a ngi doon wax nag may noppi waaye code mii waaw code mii ndeke du yoro waaye dina sàmmi nag dëgg la code mii code daal heureusement que moom mi ngi noonu rek teg dañ ko teg noonu rek di xool maître c'est vrai mais daal doy na waar mais men maître dama bëggoon laaj ki nga xam ne ci ndono li la bokk ndax baayam moom moomoon alal ji waaw mais am na ku ci teg loxoom muy yaayam ji ko jur wala nekk nañ ca kër ga jubóowuñu ci miraas mi ba kenn ci doom yooyu faatu ci ndax bu ñu miraasee moom doomam dafay donn wala bu ñuy séddale ji waat bu ñu demaatee ci wàllum code bi ndax loolu tamit prévoir nañ ko ci wala déet. waaw xam nga code bi hypothèse yëpp la prévoir yow bu fekkee da nga war a doon sa papa bala ñuy def succession bi
nga génn àddina yow sa njaboot ñooy ñëw jël yow wàll bi nga waroon am yow sa njaboot ay ñëw jël ko d'accord bu sa njaboot yooyu génnee ñooñu seen ay doom ba fa muy ñu am ñu muy toll est-ce que comprendre léegi problème bii am moo di code bi dafa wax ñan ñoo war a doon xam nga loolu c'est important parce que léeg-léeg nga dégg nijaay ji ak moo na succession bi rakku waa ji waa kay doguma la et cetera. ñan ñoo war a doon bu fekkee ne nit ki dafa am jabar ak i doom waaw bu fekkee ne nit ki dafa dund te amul ay doom waaw ak nit ki ak yaayam ak papaam ñan ñoo war a doon xam nga dañuy def différence bi ci droit yi entre droit musulman du code de la famille ak droit commun suñu ñëwee si droit musulman du code de la famille dañu ni yow boo amee doom yi nga am dàq na sa rak ak sa jigéen ñi nga bokkal ndey ak baay ak ñi nga bokkal baay ñëpp ñooñu duñu doon même bu dee benn doom rek nga am fukki frère et sœur présence xale boobu dàq na frère et sœur ñaareelu ñuy doon mooy sa jabar wala sa ay soxna kenn mënu leen jënd si succession bu dee droit musulman laay wax toujours bu dee droit musulman sa papa ak sa yaay bu nuy dund kenn mënu leen jënd si succession d'ailleurs boo xoolee sax partage bi ñu koy defee boo amee ay doom dañu ni sa jabar wala sa kii ñoom seen sumum 1/8 bi lay nekk sa papa am 1/6 sa yaay am 1/6 li si des ñu séddale ko sa ay doom góor ak jigéen góor am ñaar jigéen am benn xam nga boo xoolee foofu ñun droit musulman code de la famille dem na fekk charia bu baax est-ce que comprendre dem na fekk charia mais droit commun lu maintenant bu dee droit commun dafay wàññeeku dafay am restriction parce que bu dee droit commun kenn la ñu mënul jëne si succession bi muy sa jabar ak sa ay doom bu dee droit commun bu dee droit commun kenn boo amee ay doom waaw doom yi jabar ji rek lañ dul dàq si succession très bien dàq noonu papa dàq yaay dàq frère dàq ñëpp maître ma branché la maître ma branché la nuñ koy waxee tegal foofu sa loxo nu jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum maaleykum salaam ni ngeen def nu ngeen sant yàlla di kontaan ci sa woote jërëjëf ñoo ngi leen ci këram di kontaan seen jërëjëf di ko rafet di leen bëgg jërëjëf waaw kon Ndoye Bane maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar kooku dagg na droit commun daal daa ñëw fekk la droit musulman def mu dindi ko ñëw teg sa yaay jur la sa baay jur la dugal la école yàlla ba nga toll mi nga toll ba nga nekk coof ba niroog Ndoye Bane nga takk soxna indi ko nga takk soxna indi ko nga nekk moom am ak moom njaboot nga faatu droit commun nee na sa papa ak sa yaay ñi la defal noonu ba nga doon coof du ñu ñam ci li nga bax ndax da nga am doom la wax de ndax da nga am doom xam nga dafa am degré parenté ñu signal la ndax da nga am beneen doom jaay li nga jur moo la gën a jóge doom ja mooy donnu ak réflexe législateur bi loolu sa papa ak sa yaay su nekkee ca biir kër ga sax dañ leen di génne ca biti waaw ñu leen commun nee na door léegi laajaat ko ba tey comme droit commun nga jël tey moom nga yendoo laajaat ko ba tey ndax bu boobaa wayjur sa wayjur bu góor ak bu jigéen daañu leen jox as tuut da nga koy laaj àggali laaj bi su fekkee ni da ngeen def succession amiable amul problème su la neexee rek nga ko ciy ñamal waaye li droit àtte mooy mais li droit àtte moo di bu fekkee da ngeen tànn succession de droit commun nga am ay doom am jabar doom yi présence doom yi dàq nañu ñëpp ba mu des jabar ji rek la mënul dàq jabar moom quel que soit mode d'évolution succès am na doom ak amul doom yooyu yëpp du sujet kooku c'est waaye veuve bi bu ko neexee mu ne lii jox naa ko sama gor lii jox moom lay neex loolu lay neex waaye droit ca tribunal dañ ni la carrément sa papa ak sa yaay duñ am dara feebar na tey waaw loolu nag dafa ñi la indi ci àdduna génn nga àdduna duñ ñam ci liñ fi ba dara ñooñu su ko ci lekk doo tànn mais su fekkee ne jeune la boo xam ne takkul jabar li ngeen deful dara baal ma ak Diop ma jëlee ci këccëg bismillah allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na ngeen def soxna si ñu ngi sant yàlla alhamdulilah merci waaw man damay rafetlu émission bi bon d'abord ensuite dama bëgg joxe tuuti suggestion rek dama bëgg suñu woowatee expert wala juriste wala yooyu ñu koy bàyyi muy développé comme ça ñun ñi nga xam ne xamuñu ñu xam defe naa ne loolu mooy but bi d'abord waaw su fekk deuxièmement je crois que vous n'êtes pas là pour faire quand même le procès du code de la famille depuis 72
ba léegi da ngay waaru. lu ñu teg depuis 72 waaw luy daw depuis 72 boobu toog leen fii pour def procès bi. xam nga li ma suñu bëggee nag waxtaan bi di avancé. boo ngeen baal ma de. déedéet waaw moom saa bi compté na. waaw toogu ma fi pour wax dëgg yàlla da ngay. waaw téléspectateur la comme ñëpp. dama ko def constat rek quoi. waaw. waaw ñëpp man je suis musulman. defe naa ni foofu ñi toog foofu kenn gën ma fa nekk jullit loolu laa yaakaar boobu. ndeysaan. mais xam nga li ma wax. waaw li waa ji wax tamit li maître wax. waaw dafa ñuy droit commun ak droit musulman xam dama yaakaar ni ku mu neex. famille bu mu neex bokk. nga dem si sëriñ ba mu defaral la. wax nañ ko sànq après nga ñu si juge bi. on l'a dit. ku bëgg dem droit commun tamit nga dem droit commun. voilà. yow jabar soo ko takkee. jumaa ji jox la këyit. waaw soo demul mairie ba. est-ce que Sénégal danañ xam ne yow takk nga jabar. yow ak jumaa ji yéen xam ne takk nga jabar. waaw sooy liggéey. nga dem si IPM ba. waaw sa jabar ak say doom la ñuy jël. sa papa kenn du ko jël sa yaay kenn du ko jël. dëgg du dëgg. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. mani Ndoye Bane. mais gis nga grand maa ngi ci yéen neex a ngi nii. mani Ndoye woote leen. pareegu ma dama ni. xaaral voilà. Ndoye Bane. kii sama copain la bàyyi naa ko. Ndoye Bane yàgg nay intervenir may tëb di dal. benn ku dugal but. waaye tey moom xam nga li ma wax. man la ñu dugal but tey man. tey na xoola na gettaru tuuti ni ñu koy waxee na gettaru toog. man la ñu dugal but tey man la ñu door 2-0 tey jii wasalaam. on est d'accord xam nga moo tax ma ni boo déggee xuloo xeex di am rek na nga waxee la. nit dana woote wax soxlaam ba noppi. wala te dara du ca jaar. Eva kii Ndoye lay wax. mais waay sànni na ko xoolee bi leneen Ndoye na bàyyi attaqué code de du ma la ne famille. sànni na ko xeer sànni na ko doñ di jamaa. en tout cas code day. waaw code de mi ngi nii toog jàpp ñaar. wax na nag lu am solo nee na parce que IPM ba du woo papa du woo yaay itam. dafa daal di woo madame ak doom yi. parenté dafa am ay degré. leneen li nga bucc jur. loolu la gën a jege dafa jege trop. loolu la gën a jege waa ji moom la junj léegi. waaw moom la junj. dégg nga li mu la wax. même nee na soxna si boo IPM kenn la wax dañuy jël en charge sa papa ak sa yaay. pourtant kenn kaasu ko. sa papa moo la jur sa yaay la jur mu feebar IPM bi ñu lay jëluma la. sa jabar laay jur at sa laay jël at sa ay doom. dëgg la donc Ndoye bàyyil code bi ngay sànni xeer yow tamit. tropicaliser xalaat bi dugal ko ci code. na nit ñi wëri code bi liir ko. c'est que code bi am na lu ci baax. mais am on na t'a loo xam ne dafa on t'a dit que newuñu fi pour def procès wu code de la famille. ba nga xam ne ba nu koy defar Eva Trace ak juddoo. 72 boobu kenn mais li ma bëggoon laaj maître travaux yi commencé jeex 72. leneen li ma bëggoon laaj maître mooy. waaw su fekkente ne ndono dafa am. alal ji bari. ñu daje mais am na ci koo xam ne moom lànk na moom nee na du ñëw tribunal. te histoire am na fa raak nañ ba pare. léegi loolu est-ce que moom fekk teewul dinañ mën a séddale. xam nga mami tribunal lu muy assuré wu mooy ñu convoqué la bu la neexee nga bañ dem. bu la neexee ñu convoqué la nga bañ. ñu collé la kenn constaté. ñu ni constaté kii waaw kat woo nañ ko. tout simplement kayit baa ngi nii woo nañ ko jot na kayitam xam na ni ndono li la ñuy réglé buggul ñëw affaire am la. parce que li tax ma la koy laaj mooy daf ci am ñoo xam ne. waaw yàqkatu marché lañ. waaw te bala ñoo jeexal rek lañ bala ñoo tëdd rek ba te ñu jeexalee. mooy dañ naan comme man mën naa sama bopp. bu ma dem wuy ji ndax fekk fuy ji wuy jiwu ma duñ jot dara. te am na ci ñoo xamante ne gis nga li ngay wax nii. li sëriñ bi woote sànq wax. waaw mooy que ki boppam tëju il faut que ñu tijjil ko boppam. am na ñoo xamante ne seen miraasum baay li ko tagal ba léegi ni mooy xamuñu fu ñuy jaar. am na ñoo xamante ne nii koo xam ne mi ngi wootee ko woote waat. xëy na bëggoon na xam ñu leeral ko moom fan lay jaar. ndax nag am na loo xamante ne tamit buñ demee ba jaasi di génn ci miraas. kon faaw mu am ko taxaw ku ñu ragal ngir séddale ba war a jaar. même pour ñëw si li nga wax nii bu ñu demee ba situation bi kale même bu ngeen dee fukk kenn rek bu saisiré tribunal mun na décanter situation parce que dafa am lu ñu tuddee les opérations de liquidation de la succession maanaam mun nga wax ni man sama papa génn na àddina bàyyi na fi juróomi kër dama bëggoon yow tribunal nga désigner ma lu ñu tuddee un séquestre maanaam nga désigner ki nga xam ne ki faralu la kenn kooku rôle am moo di mu xayma paa bi ñaata kër la am compte bancaire yi ñaata la fi bàyyi bu ko xaymaa mu wax seen njëg ñaata la ak bu ñu koy tas si héritier yi ku nekk ñaata ngay am mu jeex xam nga kooku tribunal la koy désigner kooku du ñu xaritu mami la wala rakku imam bi la et cetera et cetera mais
mais séquestre yooyu. mais ay mbir la aussi. séquestre yooyu. mais ay séquestre yooyu jar nañoo auditer de. non ay mbir la ay mbir la. mais xam nga li ma la wax xam nga ni séquestre yi jar nañoo auditer. gis nga fépp foo dem audit war na fa. mais séquestre yi leen je nekk suis ci d'accord kër jàmbur je suis d'accord avec toi. kër yu bari ñi ngi fii ci dëkk bi moo tax séquestre yi ñooy fayeeku ju location boobu. moo tax te njaboot gi duñ gis. ba ngeen a war man sama réponse moo tax nag doomu aadama yi war a déggoo. régler seen bopp seen succession. nga xamee ni ki même juge bi du def lu dul homologuer leen ñu dem seen. mais man beneen bi ma bëggoon laaj maître. dinaa la laaj ba nga kii nag damaa mën a laaj. non non amul beneen bi ma bëgg a laaj mooy que ki nga xamante ne dafa hypothéquer këram doo nga koy wax sànq. ba pare yàlla natt ko ci moom ko ci diggante bi. te njabootam yëguñu woon ne dafa hypothéquer kër gi ndax ñoom dañuy dem fay pour mën a jotaat ci kër gi wala kër gi bokkatul ci miraas. waaw question boobu dafa am importance xam nga lu tax mu am importance mooy bala ñu naan miraas ñu fay bor yi ba pare. bala ñu naan miraas. recouvrement ñu fay bor yi ba pare. parce que su njaboot gi amul dara nag te moom bi mu koy def laa mooy lay yëgalu leen expliquer population bi lu ñu war a xam. moo di yow bu fekkee da nga am benn waajur mu jënd àddina. c'est pas parce que jënd na àddina rek yow da nga ko war a doon automatiquement yow da nga am loi bi daf la may nga def lu ñu tuddee ay option bi moo di bu la neexee nga ni man ndono lu intéressé wu ma damay renoncer purement et simplement à la succession dem ni greffe diw kat sama papa la gaañu na jënd na àddina mais man succession bi dërëm bugguma si sama yoon nekk si bu ma si kenn tudd bu ma si kenn taf kooku moom mooy renonciation pure et simple à la succession bu la neexee nga accepter succession bi sous bénéfice d'inventaire mais man kat bëgg naa doon mais bala may doon il faut que ma xam ndax bor yi paa bi amee li fi nekk ñu war ko séddoo moo ëpp bor yi wala bor yee ko ëpp bu fekkee bor yee ko ëpp ma bàyyi bu fekkee moom li mu fi bàyyi moo ëpp bor yi man d'accord naa nekk ñëw ci héritage bi bu la neexee aussi ngeen def acceptation pure et simple maanaam supporter les dettes et accepter en même temps l'actif. def recouvrement yi fay léegi fay bor yi dem ci banque bi dédommager leen et cetera ba lépp réglé ngeen xool ñaata ngeen di séddoo ngeen war a séddoo donc bu hypothèque amee hypothèque yow yaa jël sa kër hypothèque ka banque bi boo ko hypothéqué banque bi yow nga génn àddina ñaar moo mën a am le plus souvent bu fekkee banque bi dafa la lebal xaalis ci biir prêt bi ngay rembourser dafa am lu tudd assurance décès maanaam boo jénnee àddina ñoom daan la fayee ko benn assurance bi nga xam ne boo jénnee li ci des assurance bi moom moo koy fay ñu bàyyi ak sa njaboot kër mun na am aussi banque bi xëy suba topp sa ay ñi nga xamee ni ki ñoo la war a doon bu ko defee ñooñu aussi topp leen te ñoom yëguñu woon même boo yow bu fekkee da nga nangu succession déjà yaa ngi koy signé déggoo li ma la expliqué léegi moo tax yoon may la bu la neexee nga renoncer donc dan liy may à compter de l'ouverture de la succession héritier bu nekk nga def lu ñu tuddee option ni man nangu naa sous bénéfice d'inventaire wala je renonce purement et simplement léegi en fonction yow option bi ngay def da ngay xool ndax da ngeen di fay bor bi wala du ngeen fay bor bi nit bu dee suñ ko tëralee lu ñuy wax kan la fi ameel mais kan la fi ameel banque yeeg ñëpp si lañu bokk yenn saa yi nag ñu ni kan nga fi ameel ñu nit yoreel ko waaf de kan si kooku sa digganteeg yàlla la waaw kooku sa digganteeg mën na ko def ko yoreel góor gaa ngi ni toog ci gàttal daal li ñu ci mën a jàpp mooy ne nañu fexe mbokk yi ba ñuy juboo boo déggee code de la famille def na lii wala def na laa dafa fekk ne yéen a jubóowu waaye li bàyyi wax bu ñu ko wax defee woon daal di juboo atte ko ci droit musulman du compliqué musulman buñ ko attee ci droit musulman jaadu na waaye bu dee ne yow mi musulman nekk en famille jubóow leen faaw yoon bi dana ci am yoon tribunal dana ci am yoon ma daal pour dëggal Ndoye Bane yoonu tubaab bi dana ci am yoon parce que atte tubaab la waaw parce que code bi moom di nga bàyyi code ñoo defar code di nga bàyyi code ñoom ñëpp soo leen xoolee ñoom code lañ dund moom code la ñu dund benn jabar la ñuy am ñii jabar tubaab la ñu am mais ëpp nu fi Ndoye Bane ñoom ñëpp tubaab yeneen jàngal ñoom ëpp nu fi ña nekkoon ca code laa wax ñu ci bari xam nga société aussi Eva pour société avancer il faut que mu tegu ci ay loi tubaab yi ànd ak jamono maintenant loi bi est-ce que loi yi daw fi ci réew xam nga ñeenti jabar du loi tubaab sa am na fi léegi nanu dalaat nanu kilewaat ma ngoog ma daal di dellu ci ligne bi salaamaaleykum mbokk mi ci ligne bi allo baal nu nga wàññi sa télé tuuti ndax jokkoo bi mën a yemb allo maaleykum salaam na nga def soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar allo yow rek la ñuy déglu ne quittez pas très bien allo ne quittez pas waaw ñu ngi toog rek allo
salaamaaleykum. maaleykum salaam waay yaay. na ngeen def Eva. bisimilah waay bisimilah. allo. 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 waaw wàññi leen télé bi bu dee yéen ak ñuy déglu wàññi leen poste téléviseur bi wàññi leen ka. am na keneen ku ma suufu daal. benn mag la. allo bëgg allo waaw. waaw Eva. naam. Eva. naam maa ngi lay dégg naam. yaa ko kadi ñu lee. ah. ini sogoma. ini seene ba muso. iya. allo. allo. Eva. awo. aha. ini ceyni baraji. aha mani. waaw. maa ngi leen di nuyu yaa Ndoye Bane ak mami. nu ngi lay sant yaa boy. seen affaire neex na ma. jërëjëf waay. waa dama amoon benn problème mirage. waxtaanal maître mi ngi nii. waaw. léegi moom sama jëkkër daf ko luye woon këram yërëm ko. defal ko moyen cher. mu dëkk fa moo ko daan ngénteel jabaram. moo ko daan jox xarum tabaski. moo ko yoroon. sama jëkkër gaañu mu ne du génn kër ga. mais amel na ko 4 millions. fay laataa ñuy miraas fay nañ ko 4 millions am. nee na du génn. man nag bàyyi naa ko yàlla. borom mbaar mi. ndax moom xam nga góor dafa am jaam am. moom nag jaama ko gën. ndax day góor gu gorewul. kër ga ku ko moom. dafa gorewul sama jëkkër moo ko moom. luye ko fa mu lànk ni du génn. waa mu lànk ñu fay ko xaalisam 3 millions 500 mu ne du génn. xaalis boobu pour lan juróomi at xaw ma juróom-benn at lànk na nee na du génn. xanaa avancé yi la. voilà. léegi nag man dama koo bàyyi yàlla ku ñàkk jom la. Ibou Guèye la tudd ma nga dëkk ca Côte d'Ivoire. ah. Ibou Guèye la tudd. ma nga dëkk Treichville. sama jëkkëram moomoon kër ga. waaw. lànk na nee na du génn. man nag bàyyi naa ko yàlla. waaye bu génnul itam bu ci xeex am te bu kenn gaañante ndax boobu dëkk yombul te neexul yàgg dana am coow. léegi man jaralu ma ko. ah. xam nga jaralu ma ko. waaw kañ. parce que juróom-benn at. waaw. ñu fay ko xaalisam. mu bañ du génn. man barke Xaadimu Mustafaa jaralu ma dërëm. ndeysaan ma def ko ci sëriñ. ndax moom nee na ñu ma ngay sëriñ ci man jaralu ma ko. yóbbu nga ko tribunal ndax. yóbbu ma ko fenn parce que man maa ngi Sénégal. moom mi ngi Côte d'Ivoire. waaw. dafa lànk ne du génn bàyyi naa ko yàlla nag na dëkk. dana mës a génn. du ko jariñ dara ndax wala kaala la amul baay. dina mës a génn. jërëjëf. na dëkk dina mës a génn li mu wax rëy na dina mës a génn de. man nag moom. na ma jàmm rek di dal yàlla buñ ma xas ci télé ndax xasum télé tam dafa metti. lool. maître ngay ree. dina mës a génn. waaw xam nga li mu bëgg a wax dafa foor. foofu d'accord waaw def dana mën ndeysaan ci nii wala ci naa di nga mës a génn allahu akbar. dana mës a génn yal na yàlla dimbali nu mbokk yi. xam nga nag li koy faral di def rek moo di ñu dul jokkook seen jabar yi seen soxna yeeg seen doom yi. dëgg la parce que boo gisee situation yu mel am nii. nit mënul dëkk sa kër noonu. parce que boo occupé kër. soit da nga ko occupé parce que da la ko abal. da nga ko occupé wala da nga ko loué. donc am na titre bu lay permettre nga occupé ko titre boobu bu amatulee. yoon may na la yow wala héritier yi ñi nga xamee ni ki ñoo ko doon ñu dem tribunal ni kii kat suñu kër la dëkk boobu ba léegi amul benn titre bu mu occupé kër gi dama bëgg ngeen jénne ko bu ko tribunal jénnee nga jël sa décision jox huissier mu dem jénne ay bagages am nga récupérer sa kër mais lii yëpp peut-être si ñàkku information askan bi moom mooy tax ñuy am ay difficultés kii ndaw si li mu wax nee na Côte d'Ivoire la xewee mais loolu dafa am fii de fii dëkk bi gars yi dañ lay jaay doole nga moom sa kër luye ko nit dem ba bëggatoo ko da nga bëgg a defaraat sa kër wala yooyu nga bëgg koo génne mu lànk mu lànk du génn ngeen dem yoon nga génne ko ñi ñee xamul yoon bi rek mais am na yoon mais dëkk bi nit mënul dëkk sa kër ni du génn amul mami boo ma may sa kër luye ma ko man Pape Jean Sey soxla sa kër yoon dafa li la da nga may yónnee huissier nga di ka man kat soxla naa sama kër am nga juróom benn weer pour wut beneen kër juróom benn weer yooyu bu passé bu ma jëndulee nga jël sa kayit yóbbu tribunal ñu génn ma si biti nga jox huissier mu juróom benn weer yi nit ki mënu ci demaat référé en difficulté non wala référé dafa am fu mu yem fekk il faut ñu expulser la ba pare pour nga demander ay délai mais tamit du maître d'accord bul fàtte ne dañoo nekk ci réewum xar ga fuufa de lan mooy réewum xar foofu am na ci kër yoo xamante ne ña ko dëkkee heure boo jógoon jëm ci ñoom oto fel la doo yegg ci ñoom du fi jeex am na ñoo xamante ne suba boo yeewoo ne suba ñu génn sama kër wala suba dinañ miraas kër gi boo xefee doo fanaan de
wala boo yeewoo doo wax wala boo yeewoo leneen a lay jàpp ba doo ko tala lijjanti réew mi ñu nekk tamit il faut que ñuy nangu li muy àndal xam nga démb baara mi ngi ko fi wax naan la li gën a metti mooy seen càngaayu bàyyi sax dañ koy sulli ji di ko caxat-caxatee ndax bëgg a yàq miraas ma du fi jeex am na fi ñoo xamante ne boo leen luyee sa kër borom kër ga faatu ci ginnaaw duñu mus a génn kër ga dañ naan ñoo ko moom am na itam bul fàtte ne Sénégal nit ñi dañu tàyyi yéeg ak wàcc dañoo tàyyi lijjanti jim dossier am na ñoo xam ne luñ mën di wax ba tribunal dugg ci pare nañ ci mais mami xam nga kooku ku ko deful moo di da nga xamul rek li ñu wax si succession alors lu njëriñ je pense que ku si xam li si yàlla wax da nga daa ko moytu bu baax a baax a baax a baax mais am na ñoo xam ne riba leen di dundal mami nga ni dafa am ñoo xam ne riba rek leen mën a suural loolu comme ni mami wax comme ni ma wax ci affaire kër yi xar fa xuufa cee am ba pare loxo bu gudd dafay am de loxo bu gudd ak zipp bu gàtt ba li gars yi naan baralon fii soo amee baralon di nga yàgg ci ba àdduna tënkoo ba àdduna tegoo ba léegi baralon moom way da ngay porter nit ki plainte yóbbu ko justice yàlla indi atteem mooy la ma sama jànq ba ñu dooroon ma porter plainte dem ñu jox ñu convocation kama porté woon plainte ma dem fekk ko gaaya moo commandant ba waxtaan wa naan ataaya ma xam ne fii te man dañ maa tooñ ma xam ne fii baaxul de dama ne retiré naa sans plainte man jàmm laay wóorul dañ lay tooñ tëj la ci kaso tooñ la génne la sa kër loolu am ci dëkk bi grand ndew nekkte di lekk saay di nga ragalam déet man maa porté plainte ñu jox ñu rendez-vous 15 heures nga fekk ko ka ma porté plainte jiitu ma dem gis ko moog waaja moog commandant ba ñu mel ni mu ndekete ndaw si jëkkëram te ñooñu la bokkoon ndekete jëkkëram moo formé ñooñu man erreur ci erreur laa nekkoon ma daa ne man commandant maa porté woon plainte waaw man ko delloo ma sama këyit ma dem ndax li ma gis nii ngee nañ ba dee loolu warul waa léegi maître nu bàyyi la nga tàggatoo doonte doyalu nu dañu bëgg waxtaan bi dinañ leen ci woowaat parce que c'est important di kontaan nuyu avocat yëpp tey avocat yi maa ngi nuyu sama confrère yëpp aussi di kontaan di leen ñax aussi que si thème yu bare aussi bu fekkee dafa am ay implications juridiques ngeen di invité ay parce que léeg-léeg ñu dégg ay intervention moom day daw suñu yaram dañuy tiit parce que émission bi ñu bare kay seetaan de telle sorte que fi war a toog di wax rek li ngay wax na am foo ko teg surtout bu fekkee dafa jëm si wàllu yoon ak wàllu tribunal donc maa ngi leen di remercier di kontaan si yow di nuyu imam maa ngi ziar imam bu baax a baax sama sëriñ la di nuyu mbokk imam yi aussi jërëjëf kontaan naa trop si émission bi nun ñoo gën a kontaan ci sa teewaay ndax dafa bàyyi lépp rek daa dee ne na daw gaaw ñëw ci ñun waxtaan pour gën a yombal yëf bi nit ñi gën ci jot Ndoye Bane waaw li ngay gëstu mënoo koo jàng ci code bi dama ko kay may sax non code waaw non na la ko may na la ko may c'est important waaw dama ko kay may waaye code moom code lu doy waar la code bokk na ci li yàq réew mi yàlla musal ci code ñuy sant di gërëm ñëpp di ñi nga xam ne ñoo doon seetaan rek kilifa diine kilifa aada yëpp ñu leen di sant di leen gërëm may sant di gërëm bu baax a baax maam soxna maam Faati Mbàkke mu Cheikh Bass Abdou Khadre soxna Wali Kebe mu Cheikh Bass Abdou Khadre soxna Mbooj Mbàkke mu soxna Bass sëñ Bass Abdou Khadre ni naan derrière un grand homme derrière un grand homme il y a toujours une grande dame il y a des grandes dames derrière. Et derrière chaque grande dame, il y a aussi un grand monsieur. waaw c'est ça ñooñu daal maa ngi leen di ñaanal jàmm waaw soxna Mbodj ak ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax ndeysaan jërëjëf sori nañ ci man lool. rafet na sori nañ ci man dëgg la man ni ngay xalaatee neex na ma. non tey daf ñoo war a wàcc rek. waaw Ndoye Bane moom Cheikh Bass. waaw moom Cheikh Abdoul Khadre. d'accord Ndoye Bane mu Cheikh Bass moom Cheikh Abdou Khadre. Elimaan yi tey ak ëllëg xanaa loolu moom jar na jox ma dara. léegi jeex na waa delluwaat di tàggoot waa Sénégal gépp di jéggaluwaat nag di baaluwaat ak bu baax a baax képp ku ñu yëkkati sab xol na nga ñu baal képp koo xam ne rek waxtaan wi yëngal na sa kër itam na nga ñu baal ndax defar rek la ñu ci jublu woon waaye li ma ubbee woon rek laay tëjewaat Moustapha Diop daal jigéen ñëpp a ngi àndandoo ci sama tur di la sant di la gërëm ndax nee nañ gis nañ sa taxawaay ci ñoom ñii yaa ngi leen di jàppale ña ngay liggéey waaye faj mii nga dugal sa loxo ni tey moom lu rëy la lool ci man maa ngi sant di gërëm bu baax a baax tey wax ne Abim Ndiaye non li ma defal dafa rëy te bu ñu génnee ma la waxee di nga xam ne dafa rëy Habib Ndiaye mi nga xamante ne moo ma génne fii nekk ca Ouest Foire Habib na sa jàmm yàgg lool maa ngi lay santaat di la gërëm waaye sama gan gi itam xamal ne sori nga lool ci sama xol ndax lépp yow la merci yow say darman danoo wóor Eva Tra itam dina ut ku ko may ëttu sëy bi yaa ma leen nu ngee sant yàlla macha allah
ci ànd gi nga xam ne jot nañ ko ànd ak yéen di gërëm sponsor yi bu baax gërëm sponsor yi moo ñuy yóbbu ci gërëm suñu soppe soxna Thiam ndax xam nañ ne ci biir kër gi mi ngi fi liggéey bu am solo Thiam kenn du ko werante moo tax ñu ngi lay wax jërëjëf doomu ndey Kentra ak doomu ndey Ji Couture bu ma waxee Ji Couture sama xel dafay dem ci sama xaritu bopp Adja Sow Dabo ñoo ngi koy ziar bu baax a baax soxna su baax la macha allah bu ko defee nag ma daal di remercier May Boutique ñoom ñu ngi nekk ci 77 547 24 26 547 24 26 ñi nga xam ne ñoo ma coiffé ñu ngi nekk ci 648 56 muy yére yoo xam ne ay yére jigéen la et da ñuy déplacé wu facilement avec waaye ngërëm li nak bi gën a mag mbokk yi yéen a ko moom ndax yéen a dooleel émission wareef yéen ay toog saa su ne di nu seetaan ndax kay wax dafa bëgg ku ko déglu rawatina nag nit déglu la ba noppi tey appliqué la nga xam ne jot na am ca jotaay ba bànneex la ñuy am di ànd ak yéen ñuy ñaan yàlla defal nu jàmm te kër yi ñu gën ko yaatal miraas yi ñu gën ko rafetal ndax yàgg ku ne di nga mës a dem ba ñuy miraas sa gannaaw kon mbir mi nañ ko rafetal te deedu jaas kon nañ leen baalu ak di am yaakaar ne yéen a ñuy baal ak ndax danoo toog rek di defar li ñuy wax fii nit a nga ñuy seetaan moo nu ko gën a xam fuuf waaye ñun ñoo am opportunité toog ci télé di wax te doomu aadama bu dee wax mën naa wax defar mën naa am wax leneen lalu ci waaye lu ci mën ci am rek na ngeen nu baal ak xam ne defar moo nu tax a jóg remercier bu baax a baax équipe technique bi ñoom on and off ñoom Lassana Jigali Munti Babacar Gagne Siri fàttewuñu kenn ñoom am vraiment kenn lañu fàttewul parce qu'on a une magnifique équipe et ñun tamit jël nañ ci conscience gërëm nañ leen sant leen ànd ak cofeel gi bu rëy a rëy di leen bëgg rek di leen wax jox nañ leen rendez-vous altine incha allahu taala balaa boobu nañ ñëpp nekk ci jàmm Sénégal benn la kenn mënu koo xar ñaar yal na nu yàlla defal jàmm ci biir dëkk bi merci